assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala khayril bariyya sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi man Oustaz Ousmane maa ngi leen di nuyu di jiital ci sama nuyoo rajo bi nga xamante ne mooy suñu kër FM nga xamante ne moo ñu dalal ci émission bi di jotaayu l'islam di nuyu tam mboolem fidèle auditeurs yi ak fidèle auditrices yi nga xam ñoo ñu déglu ci biir réew ak ci biti réew mi di nuyu tam kilifa diini ak kilifa aada yi di nuyu tam ci cadre bi nga xamante ne moom la ñuy defee émission bi mooy parti Cap Sénégal naataange ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu président bi ko jiite Ablaye Fall di ñaan suñu boroom mu leeral suñu xel waaye jubal suñu làmmiñ tey ñuy waxtaane ci benn sujet muy dawru shabab fil islam mooy rôlu ndaw yi ci biir l'islam moom la ñu bëgg a waxtaan incha allah. kon mbokk yi ñu xam ne rawatina yéen ndaw ñi ak seen maas gi wala ñi leen gën a nekk ndaw sax ñu xam ne ndaw yi joué nañu ay rôle yu am solo ci l'islam waaye ci seeni société waaye ci seen civilisation li waral loolu mooy étape bi nga xamante ne ndaw fa la tollu étape la bu am solo ci dundu doomu aadama bi parce que étape boobu ci la kàttan di mat dëgg kàttanu nit ki ci lay mat waaye capacité d'analyse am ak d'intellectuel ci lay mat moo tax foofu su fa ndaw wa tollee ay force dañ koy xëccoo ay force yu bëree bëri dañ koy xëccoo da ngay gis ne foofu bànneexu bakkanam dina ko soxla waaye àddina tam dina ko soxla waaye seytaan tam dina ko soxla d'une part waaye d'autre part tam diineem dina ko soxla waaye ay valeur am dina ko soxla waaye ay pasteef tam dina ko soxla kon ndaw yi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee période la boo xamante ne période bu sensible la bu doy waar boo xam bu critique la boo xamante ne fa la mën a baaxee waaye fa la mën a yàqoo moo tax période boobu su jotee imma ndaw li jëm si diineem def sacrifice def muñ not bakkanam waaye téye diineem wa illaa rek àddina xëcc ko fipp ko jëme ko ci lu koy sànk mu topp bànneex bakkanam moo tax loolu moo tax étape boobu étape bu ndaw mu doy waar mu critique mu sensible lool ndaw mbokk yi am na place bu kawe kawe ci mboolem civilisation yi xamante ne moo jàll ndaw am na part ci mboolem secteur développement yi nga xamante ne moo weesu ak yii war a ñëw tam moo tax l'islam wala ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mës a seetaan ndaw dafa mës a jox ndaw yitte bu am solo moo tax soo seetee mbooleem drapeau yi nga xamante ne mooy drapeau l'islam armée l'islam yi nga xamante ne ñoo doon xeex ngir l'islam armée yooyu xeex yi ci ëpp yonent bi drapeau yooyu ay ndaw la ko joxoon ndaw wi ci jiitu mooy ku ñu naan Talhata bun Ubaydullah kon dañuy joxe exemple rek ci ndaw fi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ak ni mu ko responsabilisé
gis nga Talhata bun Ubaydullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax si Talhata te ndaw la woon doon na wax naan man araada an yanzura ila shahidin yamshi ala rijlayhi falyanzur ila Talhata bun Ubaydullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax naan képp koo xamante ni bëgg ngaa gis shahid martyr buy dox ak ñaari tànkam na nga xool si ndaw wii muy Talhatu bun Ubaydullah te xam nga ne martyr su yeewoo àjjana la yeewoo waaye yonent bi doon na xool Talhatu di wax jooju ku bëgg a xool martyr si l'islam xoolal ndaw wii dox ak ñaari tànkam muy Talha te yonent bi mu koy wax Talha 16 ans la am kon yéen ndaw yi am ngeen royukaay bu am solo si Talhatu bun Ubaydullah waaye ñaareel bi tam kuñ naan Usaama bun Zayd Usaama bun Zayd ndaw la woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la joxoon mu jiite armée jullit ñi nga xamante ne ñoo doon xeex bi gën a rëy si xeexul islaam mooy xeex bi l'islam doon xeex ak romain yi nekkoon Sham xeex bi nga xamante ne jullit yi wala armée l'islam moom la doon xeex ak ñoom ndaw wi yonent bi joxoon drapeau armée boobu muy Usaama jiite armée boobu armée bi dem war a xeex ak dëkk bu toll ne Ruum te pourtant bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jox drapeau bi di ko responsabiliser kàngamu saxaaba yi ñu nga fa woon ku mel ne Ababakar ni Siddiq mu nga fa woon waaye Umar ibnu Xattaab mu nga fa woon xoolal saxaaba yooyu nga xamante ne Ababakar mooy premier xalifa yonent bi Umar mooy doon ñaareelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gis nga ñoom ñëpp ñu nga fa woon terewul armée boobu ki yonent bi jiitaloon si armée boobu mooy Usaama jamono yooyu mu ngi amoon 18 ans fukki at ak juróom-ñett kon ndaw yi ay exemple lañ leen di jox yu wane ne l'islam mosu leen féetale ginnaaw waaye l'islam da leen si jiital loolu nag suñ koy wax pour soññu ndaw yi nga xamante ne mooy ndawu l'islaamu tey pour ñu xool si ñooñu xam ne ñooñu ay ndaw lañu woon wala ñu leen gën a féete ndaw sax waaye yonent bi dafa am fu mu leen tegoon parce que seen taxawaay ak seen pastef ak seen dogu ñetteel bi gis nga kuñ naan ndawuñ naan Arqam bun Abil Arqam ndaw la woon gis nga kooku këram mu ngi woon si mbedd yu gën a ruqi si mbeddu Màkka yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si ndoortey bi ko yàlla di yónni kër Arqam boobu la doon dem di nëbbatu saxaaba yi di ko fekk ñu jàngalante seen alxuraan di jàngalante seen diine foofu la ñu nekk di def noonu ba mat ñeent fukki góor Omar moo si mujjee tuub ñu soog a génne feeñal seen l'islam Arqam boobu ndaw la woon gis nga am na kuñ naan Muhammad al Fatih tam si taabi'uun yi la bokkoon kooku tam ndaw la woon gis nga kooku moo jiite woon xare bi nga xamante ne moo ubbi Constantiniya tam benn civilisation la woon bu nekkoon si jamono yooyu comme ni tey Amérique mel noonu lañu meloon jamono yooyu amoon civilisation amoon doole waaye keroog bi armée l'islam di xeex ak Constantiniya mooy capitale byzantiniya nga xamante ne saxaaba yu mag yi sax amoon nañ jafe-jafe pour jiite armée boobu waaye keroog Muhammad al Fatih bii nga xamante ne ndaw la moo jël drapeau l'islam jiite armée boobu jamono yooyu mu ngi am 22 ans ñaar fukk ak ñaar gis nga te xeex boobu nga xamante ne xeex boobu nga xam si lañ ubbee Constantiniya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax si jamono bi muy dund naan la tuftahanna al Constantiniya fa la ni'mal amiruha wala ni'mal jaysh jalika al jaysh yonent bi doon na wax naan dinañu ubbi ji Constantiniya réew moom nga xam mu amoon doole mu amoon civilisation yonent bi ne dinañ ko ubbi ëllëg waaye est-ce que ki nga xamante ne mooy jiite armée boobu nga xamante ne ñoo koy ubbi est-ce que armée boobu nga xamante ñooy dem di ubbi ji Constantiniya te gis nga mbokk yi Constantiniya boobu ab ndaw moo ko jiite woon armée bi bu tudd Muhammad al Fatih kon ndaw yi jël leen exemple boobu ñuy ñaan suñu boroom suñuy ndaw roy ndaw yooyu nga xamante ne ñoom la ñu cité tudd leen comme exemple si dogu
ak gëm yàlla ak liggéeyal seen diine. ba tey si maasu ndaw yooyu am na ku ñu naan Zubayr bunul Awwaam. Zubayr bunul Awwaam mooy ndaw li nga xamante ni moo njëkk a bokki jaaseem si yoonu lislaam si xare lislaam. moom Zubayr bokkoon na si juróom benn saxaaba yi nga xamante ne ñoom la Umar ibnul Xattaab tànnoon si xilaafaam di diisoog ñoom si lépp lu muy def ak lépp lu mu jël bëgg a jël si dogal. moom Zubayru bokkoon na si fukki yi nga xamante ne fukki saxaaba yi nga xamante ne yonent bi waxoon na ne ñii deewaguñu waaye assuré na aljanna, mooy al ashra al mubashirina bil janna, mooy fukk saxaaba yi nga xamante ne ñoo war a dugg àjjana ëllëg te deewaguñu. moom Zubayru bokk na si ndaw la woon. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na si Zubayru moomu mu ne ñaar ñii Talxata ak Zubayr nee na ëllëg yowmal qiyaam samay dëkkandoor lañ si biir àjjana yi. ni mu ko waxee mu ne Talxat wa Zubayru jaaraaya fil jannati. Talxat ak Zubayru de ñaari ndaw lañ waaye ëllëg ñoom sama ñaari dëkkandoor lañ doon si biir aljanna, ndax ñoom ñaar ñoo bokkoon ñu nuru woon ay mbir, ñoom Talxa ak Zubayr. kon gis nga kooku tam ndaw la woon boo xamante ne exemple la si ndaw yi. kon gis nga ne kon suñ la laajee yow ndaw ne la ki njëkk a bokki jaaseem si xare lislaam ndaw la, kon bul fawe sa ndaw yow. sa ndaw jox ko sa boroom mu téyel la sa mag. waaye beneen ndawaa ngi nii bu ñu naan Muawaz bun Afra ak ku ñu naan Muaz bunul Jamuux. ñoom ñaari ndaw lañu woon, waaye mbokk yu xoolal ñaari ndaw yii kàngam bu toll ne Aba Jahlin nga xamante ne bokkoon na si kàngam bi gën a rëy si Quraysh si Màkka. ñaari ndaw yi keroog xare Badr ñoo bokk seen jaas yi xeex ak moom ba rey ko. kon Aba Jahlin ndekete ñaari ndaw ñoo ko rey si xare Badr. ñooñu tam seen taxawaay ak seen pasteef ak seen gëm yàlla moo tax ñu egg si taxawaay boobu ak tolluwaay boobu. kon exemple laa ngi nii yow ndaw. beneen ndawaa ngi nii bu ñu naan Saad bun Abi Waqaas. Saad bun Abi Waqaas mooy ndaw li njëkk a sànni tam fettam si xare lislaam. moom Saad bun Abi Waqaas bokkoon na tam si juróom-ñaari saxaaba yi Umar ibnul Xattaab tànnoon di diisoog ñoom, nga xam lu mu bëggoon a dogal wala lu mu bëgg a wax la ñoom la ko doon waxtaane. kon gis nga kii ndaw la woon, waaye lu ñu bëggoon a dogal si lislaam si xilaafay Umar moom dañ doon diisoog moom si loolu. waaye Saad mii xame woon nañ ko, ràññee woon nañ ko si ñaan gu nangu. saabu ne allahumma rek yàlla da doon nangu ñaanam. kooku siiw la woon, ku ñu ràññee woon si ñaan gu nangu la. moo tax yonent bi moom Saad da doon tiitaroo Saad bun Abi Waqaas, parce que Saad nag moom mbokk yonent bi la si côté yaayam, maanaam nijaayam la. moo tax yonent bi da doon wax Saad mu naan haza Saad mii xaali sama nijaay lenke la. fal yuri nii na ma won kulli mri'in kenn ku ne na ma won daal xaalahu nijaayam, waaye man de kii mooy sama nijaay. kii laay puukarewu moom Saad, kii laay tiitaroo. gis nga te pourtant li may loolu Saad du mbokk de, waaye nag taxawaayam si lislaam donte sax mbokk nekk ni nijaay yonent bi, waaye taxawaayam ak pastéem ak dogoom si lislaam moo ko mayoon lii. mbokk yi te Saad jamono jooju 17 ans la amoon. beneen saxaaba mu nii kuñ naan Zayd bun Saabit. Zayd ndaw la woon, waaye moom bokkoon na si ñi doon bind wax yi su wax yi wàccoon ñu ko doon bind. waaye bokkoon na tam moom ndaw loolu muy Zayd
si ñi nga xamante ne wala si moo doon ki nga xamante ne su yonent bi amoon ay bataaxal yu jóge bitim réew si yeneen buur yi si kayaasir yi ak kayaasir yi buuru Rome ak perse yi bataaxal boobu su nekkee dañ ko bind mbindum perse wala mbindum romain moom Zayd moo ko doon liir parce que dafa déggoon làkk yu bëri moo ko doon liir tekkil ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga kon mokkaloon doon na bind wax yi doon na tekkil yonent bi bataaxal yi doon jóge bitim réew si buur yi waaye itam ku mokkaloon alxuraan la waaye itam bi yonent bi jógee fii ba Umar remplacé ñaareelu xalifaam ba Umar jël initiative pour ñu dajale alxuraan moom Zayd moomu bokkoon na si ñi nga xam ñoo doon dajale alxuraan te mbokk yi xam ngeen ñaata at la amoon fukki at ak benn bi muy commencé bind wax di tekkil yonent bi bataaxal yooyu mokkal alxuraan fukki at ak benn la am kon yéen ndaw lislaam yi exemple mu ngi noonu waaye bokk na si exemple itam ginnaaw ñii mooy saxaaba yi ak taabi'uun yi am na ñeneen ñu ñëw si lislaam ñu ñëw seen ginnaaw ñooñu tam ñu doon yëngu si ay secteur yu wuute si xam-xam ku mel ni Ibnu Taymiya yéen ngeen koy dégg nga xamante ne moom bokkoon na si ñuy tuddee mujaddidul islam. Ibnu Taymiya bokkoon na si ñi nga xam ñoo lañ tuddal ne ñooy yeesalkatu lislaam yi moom ndaw la woon waaye Shaafi'i mi ngeen doon dégg itam ndaw la woon waaye Buxaari ngeen dégg itam ndaw la woon waaye ndaw yu marqué seen jamono la si lislaam doon na jëngatu si pàccu xam-xam yépp si bànqaasu xam-xam yépp waaye mbokk yi doy na sax ñu ne ñi nga xamante ni ñoo njëkk a dugg si lislaam ay ndaw la ñu woon lislaam gan yi mu njëkk a am ay ndaw la ñu woon comme ku mel ne Ababakar ni Siddiq bi nga xam mooy premier xalifa yonent bi mu dugg si lislaam fanweeri at ak juróom-ñaar la am waaye ki ñu naan Umar mooy ñaareelu xalifa bi mu dugg si lislaam tam mu ngi amoon ñaar fukki at ak juróom-ñaar waaye ki ñu naan Usmaan ibn Affan bi muy dugg si lislaam tam mu ngi amoon fanweeri at ak ñeent waaye ku ñu naan Abu Ubayda Amir ibnul Jarrah bi muy dugg si lislaam ñaar fukki at ak juróom-ñaar la amoon waaye ku ñu naan Abdurahman bun Awf bi muy dugg si lislaam tam fanweeri at la amoon kon mbokk yi gis nga kàngamu saxaaba yi ñu ngi nii wala ñenn si ñoom ñu ngi nii njëkk dugg si lislaam ñoom ñëpp bi ñu dugg si ay ndaw la ñu woon kenn amu si ñeent fukki at pourtant de waqad xammalu kulluhum ala atiqihim masuliyata nashri diin al islami wal difa anhu waaye ñoom ay ndaw la ñu woon waaye terewul bi ñu duggee si lislaam dañoo yenu lislaam jël seen responsabilité si lislaam jël seen responsabilité si tas diine lislaam tas daawa islamiya waaye défendre l'islam seen deret kon ndaw tey yu lislaam seen royukaay ñu ngi nii seen royukaay yu rafet ñu ngi nii seen royukaay du si ñi ngeen di référé woo ay ndaw yu nekk Occident wala ndaw yu nekk Europe wala ndaw yoo xamante ni ñu ngi fii si réew mi te tekkuñu dara lu dul si lu yàq rek la ñu nekk wala si lu dul ay xalaat yuy dévier ndaw yi la ñu nekk ñooñu duñu ay royukaay ñii ñooy royukaay si diine kon yéen ndaw yi na ngeen xam ne l'islam dafa taxaw temm si protéger énergie bi nga xamante ne moo nekk si ndaw énergie am waru koo sànni ñii bazarde ko déedéet énergie ndaw dañ ko war a téye bu dëgër protéger ko delloowaat ko l'islam parce que l'islam dafa soxla énergie boobu soo ko delloowul l'islam rek seytaane jël ko dévier la nga sànq sa ndaw période la bu am solo waaye ndaw énergie la boo xam ne l'islam daf koo soxla yàlla daf koo soxla yonent bi soxla ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaa ma'shara shabab man istata minkumul baa falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu waja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen mboolem ndaw jullit ñi képp koo xamante ne si yéen
mën naa jël soxna na jël soxna, parce que jël soxna moo go gën a fekk bëtam ba bëtam du njaalo, waaye moo gën a mën a fekk awraam ba awraam du njaalo. nee nag koo xamante ne nag amul moyen yu mu jële soxna tam na saxoo koor pour protéger énergie am boobu, wa illaa saxoo wala koor jëlul soxna énergie boobu da ko yàq. kon ndaw yi gis ngeen ne ndaw lislaam yi jiitu yi foofu lañ tegoon seen tànk. xataa si réew mi itam ndaw yi nga xamante ne ndaw lislaam lañu woon nekk ndaw démb foofu lañ teg seen tànk. gis nga doy na rek ñu cité si benn ndaw woo xamante ne wala ñu cité si suñu maam Soxna Jaara. suñu maam Soxna Jaara pourtant gis nga ndaw la woon ba bi muy dëddu àddina sax ndaw la woon, parce que fanweeri at ak ñett la dëddu àddina. waaye xool leen lim fi liggéey. gis nga suñu maam Soxna Jaara bi muy mokkal alxuraan fukki at ak ñeent la mokkal alxuraan, bind alxuraan. si la liggéey si fukki at ak ñeent ba fanweer ak ñett si la liggéey bi mu liggéey ba tey mu am way woo xamante ne du dañ mukk. Poroxaan gis nga soo fa demee way la boo xam ilaa yawmal qiyaam du dañ. si la liggéey bi am ku mel na suñu maam Cheikh Ahmad Bamba. kon ndaw am na exemple suñu njëkk ña, am na exemple si ndaw démb yi, am na exemple ba tey jii sax ay ndawaa nga fi am Pastef am taxawaay. kon daal ñu ngi soññu ndaw yi di leen wax ne seen énergie yàlla soxla na ko, yonent bi soxla na ko, lislaam soxla na ko, waaye nag seytaane tam soxla na ko, àddina soxla na ko, shahwa bànneexu bakkan soxla na ko. yow nag yaay xam ndax kan nga ko war a jox, kan moo gën a yey sa énergie boobu. est-ce que seytaane moo si gën a yey wala yàlla si gën a yey? est-ce que àddina moo si gën a yey wala àjjana moo si gën a yey? kon yàlla may na la xel, xoolal kan nga ko war a jox, nga protéger sa énergie boobu jox ko su ko defee mu nekk la texe àddina texe àllaaxira. kon yàlla nañu yàlla sàmmal suñuy ndaw. waxtaan wi daal seen mbokk Oustaz Ousmane Sall Thiès moo ko doon def si rôlu ndaw si diine l'islam. jukki woon nag ay exemple yu bëree bëri si ndaw démb yi, si saxaaba yi, si taabi'uun yi, pour ndaw yi ñu mën ko def seeni idole seeni royukaay. kon yal nañ yàlla may dégg ak topp. allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. ñu ngi sant mboolem ñi nga xamante ne fidèle auditrice yi ñu doon déglu ak fidèle auditrice yi ñu doon déglu si biir réew mi ak si biti réew mi. di ñaanal rajo bi nga xamante ne ñoo ñu dalaloon, di nuyu si cadre bi nga xamante ni moom la ñu defee waxtaan wi mooy parti Cap Sénégal naataange. di nuyu ñëpp rek di ñaan suñu borom mu defal ñu fajuk aju àddina ak àllaaxira, mucc àddina ak àllaaxira. jërëjëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.